asalaamaaleykum mbokki Touba seen champ di réseau de supermarché bii nga xamante ni mi ngi bàyyeekoo si société d'investissement Mouride Rijal Holding SAS seen supermarché bi nga xamante ni moo jóg taxaw tem indil leen lépp lu ngeen itteewoo si wàllum ay produits waaw rawatina produit yu bàyyeekoo fii si suñu réew ndaxte lu tolloog junni wala sax lu ko ëpp si ay taalibe Mouride ñoo boole seen doole amal nag bi lay investissement amit jeexital yu mucc ayib si askan wi ndaxte bokk na si seen seen i taxawaay di joxe xëy waaw seen champ ubbi na ay buntam si mboolem gox yu fasantikoo am nañu seen champ Daaru Marnaan seen champ Madiana seen champ Daaru Xudus seen champ Nindi ñuy waajal beneen yoon seen champ si Ndamaatu bokk na si seen seen taxawaay lu tolloog fukk ak juróom-ñaari boutique si biir Touba ñu amal ko si at yi di ñëw bu ngeen ñëwee fii si seen champ mbokk yi lépp lu ngeen itteewoo si ay produits doon large gamme de produits de consommation yemb na fii rawatina produits yi nga xamante ni mi ngi bàyyeekoo fii si mim réew woote leen gaaw si 33 976 29 29 ak seen champ daal su gënul du yees. salaamaaleykum soxna si dama ni baa jaaxle wu déedéet jaaxle amatul fenn ginnaaw nag bi seen pure huile végétale sans cholestérol ak Seydi Binta ah mbokku yow mi jeeg yow mi jongama sa biir kër dama ni soo bëggi poñe sa jëkkër secret baa ngi nii de kër gi neex loolu demal nag wuti huile Binta moo baax loolu si waañ bi mooy tax mu am appétit waaye huile bii nag mbokk moo baax si wérgu yaram huile Binta mii lépp lañ ko mën toggi yàlla boo am sa ginaar boo bëggee mu ñor loolu nag saf utiliser huile Binta waaye nag ceeb moom moo ko tax a jóg da ngay togg ba mu togg boo bëggee ay beñe ay fataya ak bépp pat buy utiliser dawlin moo ko tax a jóg yéen ñi am xew yu mag yi bu ngeen si bëggee quantité ak si ngeen waaye nag bu ngeen yoree restaurant wala sax kër gi saa su nekk nee naa la huile Binta mooy sa compagne bi gën a gaaw ndax da ngay togg mu saf mu neex ñëpp suur waaye nag boole kook nag tamit day sàmm seen wérgu yaram dama ni mbokk mi jaaxle jeex na bi seen dawlin Binta pur loolu sell te set ak safe bu ngeen ci bëgg mbokk yi mën ngeen gaaw wootee si 77 135 13 13 huile Binta la bonne cuisine notre credo.
jërë ngeen jëf mbokki internet di Rava TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balaq di leen balaq di leen jox seen wàccuwaay bu baax di dikkat tey nañu dikkaat suñu émission bii di émission tàggat yaram di jégalu ci baax a baax ci xaw a gëj gi ñu ko xaw a gëj a def salle bi nag duñ ko présenté kenn mooy complexe Khayra Fitness ñu ngi fekk si ay grand coach dama koy commencé par coach Abo du nekkatu ko xam ne ku leen di présenté la ci suñu émission tàggat yaram coach Abo maa ngi lay nuyu di la ziar ginnaaw nuyoo beeg ziar dama lay bàyyi nga présenté wu ak mbokk téléspectateur Rava TV. salaamaaleykum waa àdduna bi yéen ñëpp maa ngi leen di ziare kenn ku nekk sa tur ak sa sant di rafetlu émission bi yaakaar naa bii mooy troisième fois ñuy def émission ak waa Rava TV nga xam ne partenaire lañ suñu diggante man ak ñoom émission bi dañ koy def chaque 15 jours léegi li taxoon mu tardé ak li taxoon ñu gëj koo gis ñëpp xam nañ ne wàllum coronavirus bi dafa xawoon a laal salle de sport yu bëree bëri depuis boobaak léegi nag ñu xawoon a pause ci cadre sport ak waxtaan ci li nga xam ne mooy sport ñun ñi nga xam ne ay coach lañu nekk ci biir salle yi di entraîner lii jaadu na nag parfois ñuy waxtaan ak ñoom maa ngi leen di présenter sama coach Gilles sama grand frère sama xarit sama lépp nga xam ne ñoo bokk di defandoo liggéey bi. deuxième émission bi maa ngi moom ñoo ko doon def di leen présenter coach su Ndiaye nga xam ne macha allah mi ngi jóge ba Dakar bàyyi ay itam yëpp ngir ñëw ci waa Touba partager ak ñun suñu xam-xam loolu daal lay duggee ci biir émission bi. jërëjëf coach Abo muy nuyoo am solo muy présentation bu am solo comme noonu nga waxee raison yi nga xam te ne moo taxul ñu xaw a gëj a def émission bi expliqué ko dañu profiter occasion encore di nuyu suñu coach Jules c'est pas la première fois ne bokk nañu moom émission ak Ndiaye moom c'est la première fois ñu ngi koy nuyu de passage coach Abo gis nañ leen ngeen def benn entraînement boo xam si ne bu am solo la gis naa la ngay jëfandikoo li nga xam si ne mooy ay plat te man c'est la première fois ma gis xeetu sport bi lan est-ce que mën nga ñu expliquer sport boobu lan la d'abord. waaw li nga xam ne moom lañ doon liggéey tey di ko présenter suñuy client mooy épaule bu ñuy wax entraînement nag dafa am ay façon dafa am couché dafa am dos dafa am biceps dafa am épaule tey nag dañoo ciblé benn partie boo xam ne épaule lañ koy wax am na ci partie boo xam ne coach Sil dina ko gën a développer dina ko gën a leeral liñ doon liggéey tey nag yombul ci gars yi di ko liggéey ci épaule muy jël ay plateau ay dips ndax d'habitude ñu bëree bëri jàpp nañ ne épaule haltère rek lañ koy mën a liggéeyee wala barre léegi dips bii ngay gis li muy simple dañ cee mën a liggéey couché man cee liggéey dos te incha allah émission yëpp gars yi danañ leen leeral leen lu nekk lan mooy liggéeyam ak ban partie lay développé ci wàllum épaule. doon na charge boo xam ne déjà du lourd lu lese la 20 kilos lañ jëloon moom lañ débuté liggéey ci partie devant derrière biñ paree ñu def ci ay mouvement latéral ak matière bu ndaw ay 5 kilos nga xam ne diisul liñ ciy jàngale rek mooy entraînement jërut yenu ay 100 kilos ay 20 kilos poids lum tuuti mën nga cee liggéey boo xam ne yaa ki liggéey 100 kilos yéen a yem loolu boo ko waxee nit nag du ko gëm boo xoolee fourniru entraînement yi yu bees yëpp léegi amatul yëkkati lu diis loolu dañ ko bëgg a interdit ba pare di ko liggéey ak suñuy élèves maanaam nit bi bu njëkk ba dañ daan wax ne nit buy entraîner day tooy day dagg danse bi nag mooy topp yu diis yi te xamoo ko te salle bi képp ku fi ñëw dañuy liggéey ak yow ci programme dañ lay wan ne la fii dafa am ay programme moo tax tey ñu jël benn matière muy dix doon ci liggéey épaule bii nag yaakaar naa yombul coach suñu koy liggéey boo ko doon wërit doo ko gis bu la neexee nga dugg ci internet bi façon entraînement yi ñu am fii boo ko doon wër doo ko gis li ci ëpp solo mooy ñi koy def dañoo dem jàng ji xam-xam bi jàng ji jotee te lépp looy def même bu dee da ngay sàcc sax na nga ko man lépp looy def daa aaje am njàng bi nag dina tax boo yoree ay élèves di nga leen mën a teg ci yoon ndax tey jii ñii ngeen ñu gis ñëpp ñu nekk ci suñu ginnaaw ay élèves lañ mais comme si que ne ay coach lañ ndax lépp solo rek mooy booy jàngal nit ki bul ko nëbbu wan ko réalité entraînement xamal ko ne ko fii la ñuy commencer fii la ñuy yem salle bi nag loolu la ñuy liggéey tey moo tax ñu doon développer épaule ci façon boobu.
alors coach Abo gis nañ la nga def ngeen def li nga xam si ne mooy épaule entraînement bii ngeen doon def lan la day rëyal mbagg mi wala exactement lan lay jëriñ ci mbagg mi. waaw bu ñu naan épaule lii tax ñuy wax épaule partie bi lii mooy tax ñu naan épaule déjà liñ def lépp motul 30 minutes bu matee 15 minutes 10 minutes ci la yem mais ñëpp a ko yëg ndax partie bi ñu doon développé dafa am solo ci entraînement léegi lii tax mooy nit ki dafa am luy rafetal entraînement am épaule nag dafa am importance ci nit buy def sport surtout ma partie musculation ndax parfois mën nga jàpp mel nu la neex mais boo ko amul entraînement bi du rafet. boo amul muscle épaule ndax mooy rafetal yére bi ngay sol partie yi épaule mooy xaajale diggante yi moo tax dafa am solo ci entraînement mooy partie yi nga xam ne tey jii boo gisee nit taxaw wala léegi ci li nga njëkk a xool waa gaañ bi taxaw na de mais lii moo lay wan ne la partie yi moo tax tey moom lañ doon ciblé di ko liggéey li ci des fil dina ci gën a dugg dina ko gën a leeral incha allah. merci coach Abo kon dañuy jàll ci le grand coach ndaanaan ci biir ndaanaan yi coach Jules c'est pas la première fois ñu fekkante fi wax naa ko encore une fois ñu dem ak moom ci partie bi xam si ne mooy articulation coach ñoo ngi lay nuyu ginnaaw nuyoo beeg ziar dañ lay bàyyi nga nuyoo mbokk téléspectateur Rafah TV. salaamaaleykum waa Rafah maa ngi nuyu di leen ziare ñëpp coach Jules la gën a xam ci Souleymane Gueye di nuyu ñëpp di nuyu borom saal bi Djily di nuyu yéen waa Rafah TV di nuyu àdduna bi yëpp di bëggee sama waa service waa bloc opératoire hôpital Fawzeyni di nuyu major bi chef de service ak sama collègue de travail yëpp di bëggee chirurgien yi ba ñëpp quoi di nuyu DG bi di nuyu ñëpp quoi waaw di kontaan ci yéen bu baax ci émission bi baax di leen ziar. merci coach Jules ñu ngi lay nuyu encore une fois di nuyu mbokki ñëw yi xam si ñoo nekk ci hôpital Matlaboul Fawzeyni comme noonu nga ko waxee rek gis nañ leen ngeen def li nga xam si ne mooy épaule ndax mën nga ñëw dikkal ci articulation yi yow. waaw articulation épaule ñu koy wax coraco-brachial mën a scapulo-huméral ñuy wax scapulo-huméral bon am na deltoïde deltoïde nekk trois deltoïde postérieur antérieur ak latéral am na tamit dañuy wax à part deltoïde am na coiffe de rotateur am na le coiffe de rotateur am na coraco-brachial am na grand pectoral grand dorsal ak grand rond muy 6 muscles yi nga xam ne ñoom ñooy composé épaule loolu daal lañ mën a wax ci articulation épaule ak muscles yi nga xam ne moom mën a ci mbagg bi waaw léegi bu ñu waxee grand rond bi gis na tamit bu ñu waxee comme ni ñu waxee bu ñu gisee épaule dafa jàpp ci pec bi moo tax ñu tudd grand pectoral bi dafa jàpp ci dënn bi grand dorsal épaule tamit dafa jàpp ci ginnaaw gi ci ginnaaw gi ñu wax ko grand dorsal bi jàpp ci grand rond bi ci kaw parce que ñu jàpp ñu mbagg rek la mais mbagg tamit dafa am insertion yi nga xam muscle yi nga xam ne dafa am ay dëkkandoo ni ñu koy waxee dafa am ay dëkkandoo waaw moo tax ñuy expliqué moo tax ñu tudd grand dorsal grand rond ak grand pectoral dégg nga ak coraco-brachial loolu mooy yi nga xam ne moom mooy composé épaule bi ci biir loolu tamit ci deltoïde bi comme ni nga ko waxee ñu waxee deltoïde postérieur mooy ginnaaw gi antérieur mooy kanam gi latéral mooy mbagg bi ci kaw mooy ñetti deltoïde yi nga xam ne moom moo nekk tamit ci biir épaule bi dañu ñu ne la coiffe de rotateur am na infraépineux muy petit rond am na supraépineux muy subscapulaire loolu mooy li nga xam ne moom moo nekk ci muscle épaule bi léegi lu tax en tant que coach nga war a xam articulation bon coach tamit war nga taxaw ci am anatomie am physiologie parce que tamit si ay nit li ñuy liggéey bon mënoon di liggéey ci nit ba pare bëgg mu développé te mënoo xam lan nga koy liggéeyloo bon loolu xëy mooy kay danger parce que être coach c'est pas juste comme ni ko ñenn jàppee da nga nekk si salle bi rek ku ñëw nga ne ko yëkkatil weñ quoi ku ñoom coach daal mooy ki ñenn loo gars yi ay weñ quoi ba ñu sonn après ñibbi loolu dépassé nañ loolu quoi parce que tamit si ay nit la ñuy liggéey te liggéey bu gis am na risque am na danger léegi boo liggéey si ay nit tamit mu nga fa gaañ kon nag li ñu koy liggéeyloo
war nga mën a xam bon bañ bu mu yëkkatee rek war nga mën a xam bañ bii nii fii la jëm waaw loolu laay mën a comme lu yëkkati rek war nga mën a xam fu mu jëm loolu moo tax chaque jour ñu nekk di liggéey boo gisee ñuy changer ay position di changer parce que muscle bu nekk dañ koy liggéey léegi nag ci ni nga mu mën a liggéey postérieur antérieur ak latéral moo tax ñuy changer exercice waaw changement boo changé parce que muscle bu nekk dafa am période boo koy liggéey léegi moment bi ngay liggéey muscle bi xëy na benn muscle bi nga récupérer loolu moo tax objectif bi mooy nga mën a liggéey épaule bi bu am ba yëpp génnandoo parce que sinon mën nga liggéey sa épaule mais mu nga am ay retard comme point faible nu ñu koy expliqué parce que ñenn ñi seen épaule devant bi kanam bi mën na gën a génn parce que dañuy développé couché day bari parce que couché bi tamit comme développé couché bi la mën na xew a développé taale épaule bi intérieur bi mën na xaw a développé grand pectoral bi parce que ñoom ñaar tamit xam nga comme ñooy dëkkandoo lañ nga waxee bu da nga def doo bu bëri tamit là mën na liggéeyaale grand dorsal bi parce que tamit dëkkandoo bu épaule bi la mais soo bëggee liggéey épaule bi comme trois faisceaux yi ma la expliqué dafa am li nga xam moom nga xool a jox ba li nga liggéey li nga xam ne moom ngay liggéey soo ko mën a am à 100% à 90% bi yëpp ñëw ci épaule bi xëy na loolu moo tax ñuy changé kii bu bëri si position bi affaire donc ci institut loolu quoi parce que sinon di nga jàpp mais tamit day gis koo xam ne peut-être xam na jàpp na nii mais tamit day des mais parce que épaule ginnaaw gi mën na des mooy détour postérieur bi mën na bañ a ñëw comme antérieur mën na bañ a ñëw comme latéral mën na bañ a ñëw moo tax ñu jéem a liggéey yëpp quoi moo tax ñu changé angle ak kii comme coach Awa ni ko waxee léegi nii bëri na ay manières yu ñu mën a utiliser li ñu mën a entraîner tey disque la ñuy liggéey suba mën nañu liggéey haltère yi gannaaw suba mën nañu liggéey ci poulie bi wala ci barre bi waaw lépp ci épaule mi ngi dépendre parce que du question du exercice bi la du matière bi ñuy utiliser du disque bi wala haltère bi wala barre bi mais wax ji mooy la nga bëgg a liggéey quoi waaw te puis ku nekk am nga ressenti parce que mën nañu bañ a bokk ñëpp ñuy yéegee am na yoo xam ne ci disque bi la ñu gën a sentir seen épaule am na yoo xam ci haltère la ñu gën a sentir seen épaule am na yoo toog lañu gën a yëg am na taxaw la ñuy gën a yëg quoi kenn bokk la sa moom sa morom morphologie tamit mais objectif bi mooy suñuy liggéey ku ci nekk rek nga sentir li ngay liggéey quoi waaw loolu moo tax ñu expliqué. coach man coach Jules tey fekkoon tey dikk naa tey fii ne leen man dama bëgg am épaule comme ni ngeen ko amee tey yéen kon fan laa war a jaar quoi. waaw mais da nga ñëw xayra rek bu ñëwee xayra ñu teg la ci yoon fii amul problème bu nañ la liggéeyloo programme programme bu ñu bëgg rek mën nañ la ko liggéeyloo mais nag benn affaire dafa am mooy soo bëggee toll ni coach Abo da ngay xaar de waaw parce que moom dafa daj ay coono coach Ndiaye bi ngi nii tamit moo xam na parce que tamit li ñu wax mooy li may tooñee yenn booy du yàqamti bi entraînement jarul yàqamti parce que yàqamti bi moo tax tey jii nga ñëw rek nga ne dama bëgg a toll ni sama waaye xam nga fekk sa waaye moom dafa yàggalee rek quoi def na 10 ans def na 15 ans def na xam nga mooy loolu noonu mais là ku nekk ak sa type morphologie mais ku ci nekk si yow mën nañu liggéey ba sa yaram génn ba ku la gis xam ne carrément yow daal xam nga même boo amul masse nga am forme bu nice quoi xëy na loolu mooy objectif bi xanaa coach Abo coach Jules ñu jox la nga tàggatoo ak mbokk téléspectateurs yi rek le temps que ñu demaat ci coach waaw gars yi maa ngi ziar bu baax di leen bëggee di leen wax ni ñëw leen Xayra Fitness ñu liggéey wax ci jeex na quoi jaay bëgg naa la merci ok kon kooku doon àddu mooy coach Jules nekk ndaanaan ci biir ndaanaan comme ni ma ko waxoon rek c'est pas la première fois ñu seq ak moom li xam si mooy émission mu wax ci wax yoo xam si ne lii wax ju tënk ci xam-xam la kon dañuy dikk ci ki nga xam si ne mooy coach Ndiaye moom mën nañoo wax ne gan lan si moom c'est la première fois ñu gis ko mais teewul tamit buñ déggee présentation bi nga xam ne moom lañ coach Abo jox ndaanaan la moom tam ci biir ndaanaan yi coach Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar ginnaaw nuyoo beeg ziar dama lay bàyyi nga nuyoo mbokk téléspectateurs yu Rafah TV. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu waa Rafah TV bu baax di leen ziar bu baax a baax di nuyu waa Touba di nuyu waa Dakar bu mu bàyyi ko di nuyu waa Xayra Fitness Club bi yëpp di nuyu samay collègues muy coach Jules coach Abo ak képp ki liggéey Xayra Fitness Club ñu siyaar ñëpp voilà tey moom dañ fi ñëw pour détailler ci benn affaire bu spéciale muy côté sécurité élèves yi ban sécurité ban comportement la war a am avant tout bi ñëw salle surtout bi travail benn muscle bu sensible bu épaule avant tout nag élèves yi bi ñëw salle dafa war a am comportement bu discipliné ba pare yor équipement yu adapté wu ba pare sol chaussures fermé sol gant ba pare yor sarbet am nga xamante ni tey jii nii bu ñëwee avant muy def dara na étiré wu muscle yëpp muscle yi adapté wu def échauffement bu yem door a commencé développé wu nànk-nànk avant tout bu fekkee ne am na coach na dem ci coach mu jox ko programme bi ba pare assisté ko
ba pare di ko expliquer moom tamit mu fexe di comprendre yenn exercice lan lay def comprendre bàyyi xel ci lu muy def bu baax ndaxte dèjà tey ñu bëri ñu ngi ñëw salle di blessé wala ñuy ñëw salle di am ay douleur musculaire alors que du ñu avertir coach yi du ñu laaj coach yi dañuy ñëw rek gis coach Abo wala coach Jules def benn exercice rek ñu ñëw bëgg répéter la même chose alors que loolu da leen ay blessure da leen ay yenn erreur yu nga xamante ne alors que c'est pas bon nit ki lu au minimum boo ñëwee salle fekkee salle am na ay coach demal si ñoom ñu jox la programme bu ñu la joxee programme bi nga respecté programme bi respecté conseil yi ñu lay jox voilà ndaxte coach yi on est des professionnels ñoo jàng seen métier maîtriser ko bu baax moo tax yor seen diplôme c'est pas n'importe qui comprendre nga avant tout ñu ngi ñëw tey ci programme bu nga xamante ni programme boo xamante ni programme bees la comme ni coach Abo waxee c'est la première fois ñu gis ko ñu ci liggéey ci Dix comprendre nga mu nekk loo xamante ni lu extraordinaire la ndax sport avant tout science la comme ni nga ko waxee tey jii nit ñi daan nañ liggéey ci halter épaule wala épaule barre wala di liggéey ainsi de suite mais moom tey mu ñëw créer épaule Dix mu nekk loo xamante ni lu extraordinaire la ñu ngi koy sappo di ko féliciter ndaxte nekk loo xamante ni voilà xel la quoi liggéey bu professionnel la quoi loo xamante ni da ko étudier bu baax voilà mu nekk liggéey boo xamante ni tey ay plage ay Dix la nit ñi amuñu habitude du liggéey loolu ndax li ñu gën a tàmm mooy liggéey ak halter wala liggéey ak barre alors que lii Dix la avant tout kon nit da ngaa war a bàyyi xel sécurité bu baax nu koy téyee bu fekkee ne Dix bi dafa day xaw glissant nga téye ko bu baax wala sol gant pour mu mën a adapté wu ak loxo yi mouvement bi tamit bu fekkee ne poids bi ngay éviter mu lourd mu def ko poids bu léger ba nga xamante ni dina mën a di nga si mën a liggéey sans blessure sans douleur musculaire nga xamante ni poids bu léger lay nekk mu bañ la gaañ comprendre nga course bi tamit mu lay expliquer nga ko bañ nga koy topp di ko respecté di ko déglu bu baax ndax conseil yooyu moo tax doo am benn blessure conseil moo tax tey jii élèves yi bu ñëwee dina mën a liggéey correctement sans mu am benn blessure ndaxte sécurité élèves yi avant tout mooy lépp ñu éviter di ñëw salle di liggéey yenn liggéey yu nga xamante ni après dañuy indi ay blessure day indi ay douleur musculaire te mën na dem ba indi la benn blessure boo xamante ni comprendre nga dem ba yàqala sa entraînement yàqala sa activité yëpp alors que loolu mën na ñàkk soo amee ay coach professionnel yoo xamante ni ñu ngi fii nii Xayra Fitness nekk ay professionnel lépp loo xamante ne comme conseil nga appelé la même chose ba pare di bàyyi xel bu baax lu ñu lay wax ndaxte tey saali yaa ngi ci gis ay blessure wala yenn affaire yoo xamante ni ñii di ñëw di am yenn blessure wala di subir yenn douleur yoo xamante ni alors que du ñu laaj coach yi alors que ñun coach yi suñu responsable dañuy def ba mot mais mënuñu couvrir ñëpp mais nit ki bu ñëwee tey ji salle bi laajul coach Abo ñëw gis ko Abo di def même épaule mu bëgg ñëw répéter la même chose alors que moom yaramam adapté wul itéré wul solo su fermé xamul lu muy travail lan la ban muscle lay cité alors que loolu erreur la bu nga xamante ni élèves yu bëri ñu ngi koy def alors que war nañ ñëw di laaj coach yi ci salle yi ñu leen di détaillé li ngay liggéey lan ak lan di la wax na la defal ni ak ni pour nga bañ a indi si bopp benn blessure avant tout moom élève bi loolu la war a comporté woo coach bi tam bu ñëwee mu accueillir ko expliquer ko détaillé ko nga xamante ni lépp loo xamante ni élève bi mu ngi koy ñëw pour digg liggéey comme muscle bu ñu cité tey muy épaule mu mën a xam épaule boo koy travail lan ngay def lan nga war ak lan nga war a éviter ban position nga war a taxawee nan nga war a position ndigg yeeg épaule yeeg bras yeeg noo koy kii nga xamante ni lépp day koy mesurer ak sa corps nga xamante ni doo def benn peut-être fii dem nii wala fii wàcce nii wala nga téye ko téye bu nga xamante ni baaxul alors loolu yëpp dañuy ay blessure loolu yëpp élèves yi war nañ ko éviter bu baax di bàyyi xel bu baax ici suñuy def di bàyyi xel bu baax liggéey bi su ko defee di nga liggéey ñëw si salle soo paree tamit entraînement bi nga étiré wu bu baax après boo demee boo récupéré doo sentir benn douleur après depuis di nga mën a sawaraat suba pour ñëwaat salle pour liggéeyaat même chose te doo am benn problème te bi di nga mën a am diir liggéey bu yàgg sans blessure sans dara loolu moo gën a kii quoi mais peut-être ñëw salle nii rek xam nga jàpp toog gis gars yi ni ñuy def nga koy def la même chose nga gaañ sa bopp yegg doo ñëwaat ñu ne non salle bu ma demoon kenn suivre ma wala gisuma course alors que yow laajoo course yi ndax salle yi dañuy bëri nit élèves yi ñëpp bokkuñu même mentalité ñëpp bokkuñu même comportement xam nga sama gars yi ci ginnaaw ni boo leen gisee ñii yàgg nañ ci salle ay élèves yu avancé lañ ay athlètes lañ mën naa ko sax wax tey ji ñoom duñu ay course mais yàgg nañ ay course yi comprendre nga ndax tey course bokkul koo xamante ni dafa entraîné ba nekk en forme rek pour nekk course c'est pas la même chose ñun ñi nga xamante ni dañu ko jàng mën a détaillé comme ko course yi waxee mën a xam yenn partie muscule yi ndax course il fallait nga xam yenn détail muscule yi nga mën ko wax mën ko prononcer mën ko expliquer élèves yi lan ak lan lay liggéey boo élèves yi dem ba comprendre mais tey jii ñoom ñi tey jii ni bu ñu ñëwee salle boo ko ñëwee élève bu nga xamante ni c'est la première fois mu dugg salle wala première semaine même te ñoom comprendre nañ yenn exercice yu bëri du ñu def yenn erreur yi du ñu def yenn kii te xam nañ liggéey bi nan lañ koy defee même bu fi fekkoon sax ñoom mën nañ jël ci seen bopp mën nañ jox seen bopp programme mën nañ répéter la même chose ndax dem nañ ba seen muscle habitué wu na dem nañ ba commencé voilà miin affaire yi bu baax ba pare ñu ngi fréquenter course yi en même temps bëgg nañ ko am nañ amour bi comme nu course boo waxoo sport avant tout amour la ak patient maanaam nit ki li ngay def da nga koy bëgg ba pare bañ a yàkkamti di def nank par nank étape par étape ak boo ko defee di nga am lu nga bëgg di nga am résultat di nga am satisfaction totale et puis ñun loolu moo tax tey ñun ñu toog Xayra Fitness gii di fi ñëw pour képp koo xamante ni yaa ngi Touba wala képp koo xamante ni bëgg nga entraîné boo ñëwee fekk course yu mel ni ñun ñu nekk fi comprendre nga nekk ay professionnel nekk ay course yu mag di ñëw di liggéey ak waa Touba gépp
di liggéey ak waa Xayra Fitness gi yëpp ne élèves yi ñëw nañ ñu ngi leen di rassurer daal képp ku fi ñëw daal en tout cas di nga am résultat bi nga soxla lépp loo bëgg si moo xam da nga bëgg a dégraisser wu moo xam da nga bëgg yokk sa masse moo xam nga nekk sportif boo xamante ni da ngay football wala nga nekk basketteur wala nga nekk athlète ak ku mu mënti qui que ce soit boo fi ñëwee incha allah programme boo bëgg coach yi dañ la tenir ci programme boobu dañ la accompagner dañ la assister danañ la modifier alors que loolu mooy l'essentiel bi quoi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen jaajëfal di jaajëfal Xayra Fitness Club bi yëpp merci beaucoup. ok merci beaucoup coach Ndiaye comme ni ñu ko waxee woon mi ngi jógee fële ba Dakar digg fi waaye wax nañ bi ñu déggee kàddam xam nañ ne fii xam-xam ci génn na fii mu mel ni wolof yaa dafa waxoon ne dugub daaw jëna mu toll ko demoon ca dàgg jam wala ko mën a wax kon nag kii yéen ñi xam seen yéen yàgg ci entraînement bi yéen ñi xam yéen coach ak ñi xam seen yàgg nañ fi yéen ñi xam yéen ñu bees ñi déglu leen ngeen topp seen recommandation pour ngeen am li xam si moom ngeen bëgg donc dañuy dem ci coach ki nga xam si ne mooy coach Abo directement mu tëj ci rek ñu tëj émission bi incha allah. voilà coach Abo gis nañ ay ñoo xam seen dañuy nekk di entraîner ba ñoo gis leen ñu toll am poids am gabarit bu baax ñu dem ba benn jamono ñu gisaat ñuy wàññeeku ndànk-ndànk loolu lan moo koy waral. waaw comme ni ko sama collègue bi waxee rek muy Ndiaye dafa am ñoo xam ne entraînement amuñ ci patience dañoo yàkkamti wala dañuy ñëw gis salle bi rek gis gars yi ponkal nga ne suba damay ponkal fekk entraînement autoroute la dafa am yoon boo xam ne dañ ciy jaar tey ñun ñi ñëpp nii ñu toll ay at lañ ko liggéey am na ci ñoo xam ne amuñu patience ci biir salle dañuy ñëw bëgg a boole lépp mooy tax da ngay gis kuy entraînement ba ci yàgg nga gis mu ponkal lool mu toog jékki-jékki di jeex fekk mal programme la ci moom entraînement boo gisee coach su baax li bon ci yow lépp daf la koy tere li gën ci yow mu la koy sant te entraînement du damay ñëw saal tey ginnaaw suba ma ponkale il faut da ngay tegu ci yoon ba pare tegu ci yoon mooy dépendre ci coach ndax gis nga ñun ñu doon ay coach ñii ni ñuy taxaw ñëpp ñu ne ñooy entraîneur tey jii buñ naan discipline ci sport mooy ñun bu ñuy entraînement Zil moo ñuy entraîné bu ginnaaw suba maay entraîné Zil bu ginnaawaat suba Ndiaye may entraîné loolu mooy discipline ci sport bu ñu neexoon ñu ne ay coach lañ am nañ xam-xam mais dañuy wan élèves yi ne leen jàng du weesu ba pare boo doonee élève nangul yem ci palaasu élève da ngay am doole ba pare da ngay am xam-xam moo tax li may wax gars yi rek nañu am patience ci sport bi def ndànk ba pare di respecter seen coach yi ndax coach su kenn mënu koo fay ki nga xam ne day ñëw avant xaar élève bi pendant après kooku kenn mënu koo fay élève bi day def ay activités ba heure bu ko neex mu ñëw fekk ci coach bi mu toog di ko xaar mu ànd ak moom ba mu jeex buy ñibbi da ko fi bàyyi ne ko maa ngi dem coach su kenn amul fayam li ci ëpp solo rek mooy ñi ngi woo gaa yëpp ci waa complexe Xayra Fitness fii ay coach yi fi nekk mooy du waxu télé wala dara dañu am xam-xam te rus na ñëw entraînement ni 3 mois 4 mois te gisul boppam ci sport bi li may wax rek mooy bu ko gaa yi ragal nañu ñëw ñu liggéey ensemble te xam ne salle bi jàmm fi am amuñu benn problème lu fi waay bëgg rek boo ñëwee fi nga koy fekk en tout cas maa ngi rafetlu émission bi di wax gaa yi nañ koy xaar léegi chaque 15 jours day am 15 jours yi émission bu nekk ak programme ak liñ ci war a liggéey maa ngi leen di sant yéen waa Rafah TV yéen ñi nga xam ne samay xarit ngeen en tout cas maa ngi yéen a far émission bi merci beaucoup ah jaajëf. merci beaucoup coach Abo comme ni ñu ko déggee comme ni mu ko daan waxee jaaraat na fi mu ko daan jaar ok alors ginnaaw bi nga xam ne jóge na ci ñi nga xam ne coach yi ñi nga xam ne ñooy gérer élèves yi du ñàkk am na ci ay élèves yoo xam ne fekk nañ leen fii ci biir salle bi dañ leen dégg suñu micro ñu àddu ci exercice yi nga xam ne moom la ñu def fii grand maa ngi lay nuyu di la ziar ginnaaw nuyoo beeg ziar nga présenté nga wax sa tur ak sa sant. waaw kii Abdoul Ahad nañ koy wax waaw di entraîné fii Xayra Fitness di fi bokk ak samay gars yi ñun ñëpp coach yi ñoo ñuy coach teg ñu ci yoon ndax ay coach yu référent ñoo fi nekk yoo xam ne boo dikkee fii dinañ la teg ci programme yu baax ndax damay invité waa Touba gi yëpp nag ñu ñëw ci Xayra Fitness ndax boo fi ñëwee di nga am li nga bëgg te li may yàgg di wax rek entraînement doonul loo xam ne da ngay xëy di ko yàkkamti ndax am na ñoo xam ne dan lay gis rek ñi nga mel ni grand dama bëgg a mel ni yow nangam naam fat te loolu mënul nekk da lay dikk si salle bi sax fekk la ngay entraîné leen ñoom kut kaa kut dañuy bëgg a entraîné loolu fekk na entraînement demewul noonu aw yoon la laaj quoi te boo dikkee coach yi xarañ ñi ngi fi dinañ la teg ci yoon waaw nga am di nga am entraînement bu baax te di nga am santé aussi bu la tegee ci yoon moo gën ñi bañ di ko yàkkamti te di wax ne fii moom waaw salaam moo fi nekk waaw jàmm la paix moo fi nekk boo fi dikkee gars yu xarañ gaaw
ay athlète nag fi ku fi dikk athlète boo mën di doon gars yi am na ñu lay entraîné ci kaw ci suuf doo bëgg lu ne ku fi bëgg a entraîné muy boxe muy footballeur bi muy mbër mi muy looy def rek am na fi quoi waaw di wax nag maa ngi invité waa Touba gi yëpp ñu ñëw ci Khayra Fitness ñu fi ñëw duñ ko regretté quoi. merci beaucoup Abdoulahat élève wala coach naan jëriñ ñoo ngi lay nuyu di ziar ginnaaw nuyoo beeg ziar nga présenté nga wax sa tur ak sa sant. waaw ñu ngi ziar ñëpp baara ba waaw fii nag salle bi mooy loolu gars yi ay coach yu baax fi nekk parce que boo ñëwee fii gars yi dañ lay entraîner normal dañ lay jox ay séances yu baax da ngay gis développement su bopp quoi parce que man mii rek bi ma fii ñëw melu ma woon nii tey nu ma mel mun naa ne gars yi la boo ñëwee rek topp si ñoom liñ lay defloo da nga koy gis parce que salle bi lépp am na fi loo bëgg a entraîner rek kaw ba suuf yëpp ay coach yu baax ñu ngi fi bu fekkee da nga bëgg a dégraisser bu fekkee footballeur ga sport boo mun di def rek boo ñëwee gars yi dinañ la préparer entraîner la lu baax quoi man bu ma fi ñëwee ba léegi maa ngi si gis sama bopp bu baax li ci am solo mooy booy ñëw fii rek ku si ñëw comme ni ko sooy waxee quoi nga topp si gars yi bañ a xool ne gars yi nii gis gars yi ñu pongol rek nga ne dama war a xëy pongol waaw liñ lay defloo ak lu mu tuuti rek bul ko xeeb bu fekkoon da nga ñëw ñu jox la benn poids yéen ne la yëkkati ko pare te ko demal ñibbi defal loolu nga dem te xam ne après da ngay gis résultat quoi man loolu la am loo xam ne lu ma si wax la di invité gars yëpp ñu ñëw xam ne fii mooy loolu ay champion ñi ngi fi quoi coach yu baax ñi ngi fi boo ñëwee daal di nga gis affaire yi di nga gis résultat yi bu baax a baax ok merci jaajëf. grand ñu ngi lay nuyu di la ziar ginnaaw nuyoo beeg ziar nga baax ñu tur bi ak sant bi. Momo Fall ñu ziar bu baax yaa ngi si jàmm ñu ngi leen di sant bu baax seen teewaay rafet nañu ko lool. salle musculation Baol Fitness Khayra club macha allah coach yu baax ñoo fi nekk yor gëm seen bopp yoo xam ne yaatu nañ am nañ respect ci doomu aadama boo ñëwee dañ lay accueillir waxtaan ak yow kaf ak yow ba pare teg la ci yoon macha allah amuñu benn problème waaw wax dëgg yàlla vraiment. loolu daal laa mën a seede si ñoom sama may ñëw moom ba may ñëw fii tollu ma woon nii lu sew laa woon duggee daara ja ñëw fii léegi macha allah. kon daal yaa ngi ciy gis sa bopp ci kii yi. macha allah amatu ma benn programme moo entraînement damay dem lekk tëdd taxawal wu ma def ma dara wax dëgg yàlla macha allah moom jërëjëf waay. ok jërë ngeen jëf mbokki internet de Rafah TV loolu moo nekkoon suñu émission tàggat yaram ñu ngi ko doon defee fii ci complexe Baol Fitness di remercier encore une fois ñi nga xam si ñoom lañ fekkoon ci salle bi mel ni coach Abo coach Jules ak coach Ndiaye ak quelques élèves yi nga xam si interviewé nañ leen ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ci beneen émission tàggat yaram jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum mbokki Touba seen champ du réseau de supermarché bii nga xamante ni mi ngi bàyyeekoo si société d'investissement Mouride Rijal Holding SAS seen supermarché bii nga xamante ni moo jóg taxaw tem indi leen lépp lu ngeen itteewoo si wàllu ay produits waaw rawatina produits yu bàyyeekoo fii si suñu réew ndaxte lu tolloog junni wala sax lu ko ëpp si ay taalibe Mouride ñoo boole seen doole amal nag bi lay investissement amit jeexital yu mucc ayib si askan wi ndaxte bokk na si seen seen i taxawaay di joxe xëy waaw seen champ ubbi na ay buntam si mboolem gox yu fasantikoo am nañu seen champ Daaru Marnaan seen champ Madiana seen champ Daaru Xudus seen champ Nindi ñuy waajal beneen yoon seen champ si Ndamaatu bokk na si seen seen taxawaay lu tolloog fukk ak juróom-ñaari boutique si biir Touba ñu amal ko si at yi di ñëw bu ngeen ñëwee fii si seen champ mbokk yi lépp lu ngeen itteewoo si ay produits doon large gamme de produits de consommation yemb na fii rawatina produits yi nga xamante ni mi ngi bàyyeekoo fii si mim réew woote leen gaaw si 33 976 29 29 ak seen champ daal su gënul du yees. salaamaaleykum soxna si dama ni baa jaaxle woo déedéet jaaxle amatul fenn ginnaaw nag bi seen pure huile végétale sans cholestérol ak si di Binta ah mbokku yow mi jeeg yow mi jongama sa biir kër dama ni soo bëggi poñe sa jëkkër secret baa ngi nii de kër gi neex loolu demal nag wuti huile Binta moo baax loolu si waañ bi mooy tax mu am appétit waaye huile bii nag mbokk moo baax si wérgu yaram huile Binta mii lépp lañ ko mën toggi yàlla boo am sa ginaar boo bëggee mu ñor loolu nag saf utiliser huile Binta waaye nag ceeb moom moo ko tax a jóg da ngay togg ba mu togg boo bëggee ay beñe ay fataay
ataaya ak bépp pat buy utiliser dawlin moo ko tax a jóg yéen ñi am xew yu mag yi bu ngeen si bëggee quantité ak si ngeen waaye nag bu ngeen yoree restaurant wala sax kër gi saa su nekk nee naa la huile Binta mooy sa compagne bi gën a gaaw ndax da ngay togg mu saf mu neex ñëpp suur waaye nag boole kook nag tamit day sàmm seen wér-gu-yaram dama ni mbokk mi jaaxle jeex na bi seen dawlin Binta pur loolu sell te set ak safe bu ngeen ci bëgg mbokk yi mën ngeen gaaw woote si 77 135 13 13 huile Binta la bonne cuisine notre credo.